mbokk yi benn waxtu bu tegal benn simili jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ca ñi di waa CSS ak ñenn ci askan wu dëkkee ca Richard Toll wàcc ci mbedd bi ñaawlu wala bokk sàkku ci nguur gi mu dakkal importation léeg di sukkar si jàpp ni gàllankoor bi ëpp njariñ li ne bu ci kilifa yi taxawul indi ci ak jàppandal ci élection yu dëkkmal ba moytu duñu woteel kii di njiitum réew mi di président Macky Sall Louis Lamotte moo yëkkati kàddu yu ni mel daan ci dikkeen ci xibaar yi na ci bokkit fexe ba ceeb bi ñu bayee ci réew mi doy sëkk waaye mën a dundal askan wi di mbébétu kilifa yi nekk ci nguur gi waral ba loole ñu door ko di liggéey bu sakkan ñi di waa Corée du Sud dugal ci koppar yu yaatu ànd ceeg ñi nga xamante ni ñooy Africa Rise fañ toll ci liggéey ba sabab ndaje bañ ca amee dañ ci dikk génn ci xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw dana ca bokkit ndaw yu nekk ca maanaam Yoff taxaw temm ngir falaat njiitum réew mi ci premier tour def ab mobilisation bu jéggi dayo lu ni mel seen ko maire di ko rafetlu jàpp nii la mooy taxawaay bi ñuy xaar ci ñoom ngir na ci élection yu dëgmal Yoff génn ceeg ndam lu yaatu di ngeen mën a teewlu kàddu maire bi di Abdoulaye Diouf Sarr ci xibaar yi dina ci bokkit kooke di daal di Bibson ne kii di Idrissa Seck la nar a woteel jàpp ni ci candidat yi nekk ci kujje gi moom moo ci gën a sérieux loolu di ay kàddoom ginnaaw bu mu doon fësal alors moom bu mujj génnee ko mu def fukk ak ñetti titre ne jamono ji bu ca noppee ci leneen la yëngatu leneen loolee lan la fësal na ko ci kanam suñu ndaw di ci dikkeen ci xibaar yi ponk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen ñu toppee ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi ñu koy door rek bëccëg bu ni mel di tey yemook ñetti fan ci weeru janvier atum 2000 weeru décembre laa bëggoon wax atum 2018 ñu jagleel ko ñi nga xamante ni ñoo amee laago fépp ci àdduna bi naka noonu fii ci Sénégal mu mel ni seen ko càkkuteef bu ñu sukkandikoo ci fédération bi leen di xeexal bokk na ci lu aju ci politique ya ñu nas jëm ci jàppandal seenub nekkin ñu gën ko dëgëral carte d'égalité des chances naka noonu it seen insertion ci li nga xamante ne mooy fonction publique ñu ngi wéy ba léegi di sàkku ci niñ ko gën a dëgërale di gis-gisu fédération bi nga xamante ni ñoo leen di xeexal ci réew mi du ñàkk dinañ ko gën a yaatal sunu xibaar yi ngoon yi lay doon ña nga wàcc ci mbedd Richard Toll yi wane seenub naqar sàkku ci nguur gi mu fexe dakkal li nga xam ne moo aju importation suukar si di waa CSS ak ñeen ci askan wu fa dëkke ne loole mooy seen càkkuteef bëgg yi kilifa yi dégg ko indi ci ak jàppandal lu ko mooy ci élection yu dëgg ma daañu am geneen taxawaay jëm ci njiitum réew mi di président Macky Sall Louis Lamotte moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko suñu ndaw di Gambi Diagne. loolu duñu ko nangu duñu seetaan ba mu am surtout que nag niñ ko bëgg a amele du yoon jël fukki nit di leen jox ay départ parce que seeni xarit lañu lor ay junni doomu adama c'est pas normal. C'est pas normal. Privilégier le travail. Tappale bi doy na débrouillardise bi doy na waaye na ñu gëm ñiy liggéey na ñu démystifier ñiy débrouiller du liggéey jël bukki suule bukki du liggéey dafa metti si ñun ñun teg leen ci kaw matuñu ñaar fukki nit jël ay ñaar fukki junni nit teg leen ci suuf ñuy wax ak borom dëkk bi ne def attention ci lii nga xam ne moo xaw lu ci bari yóbbu ko wala xamul waaye lii ñu def tey dina ko wan ne fii ñëpp ñoo bokk koo laale benn rek laal nga fukk. bi ñu commencé nii di distribuer di bàyyi ñu ngi woon ci 11000 tonnes xam nga loolu dama la bëgg a leeral ne gouvernement bi ñemewul wax loolu parce que CSS fukki fan yu ne bu jox état ne nangam laa jaay ci fukki fan yi bërëb yi laa ko jaayee. nangam moo des ci stock nangam la ñuy produire donc lii moo fi disponible parce que dañ jàpp ne ministère du commerce dafa war a réguler te waruñu ko bett donc dañ koy jox toujours instrument yi nga xam ne dina mën a apprécier marché. waa CSS wàcc ci bedd bi doon naqarlu lu aju ci importation li di suukar si. fexe ba Sénégal lu muy bay ci wàllu ceeb doy sëkk ba mu mën a dundal ñii di askanam sabab di bëgg-bëggu
nguur gi ci ab projet boo xam te ne door nañu ko jëm ci ñetti at yi ñu dëgmal financement bu takku di ay koppar bàyyi ko ci Corée du Sud ñoo ngi doole ba projet ñoo amal ci ab ndaje jëm ci xool ci ñetti at yi ñu dëgmal yan jéego yoon ci def mu mel ni nga ca yëngatu rafetlu nañ yan ci jot am door ñaareelu at bi jëm ci liggéey yooyu ñu sumb ñu ànd ceeg suñuy ndaw di Gambi Diagne. tey jii nag ñaari at a ngi nii ñuy doxal projet bii di Kafasi li ko tax a jóg fexe ba Afrique war a mën a dundal boppam dundal àdduna bi ci wàllum ceeb. We have made self-sufficiency in rice production, so we have many technologies. We also. tey jii nag li nu tax a jóg moom mooy fexe ba Afrique ci wàlli boppam war a mën a bayal boppam ceeb bi muy soxla ngir dundee ko te du ko jéggaani bitim réew moo tax nag ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xamee ni moom la ñu yàlla may cib xarañ ak ngareñ ngir nag li nga xamee ni moom mooy mbayum ceeb mi war a mën a nekk lu mucc ayib ba ñu egg fi nga xamee ni foofu la ñu nisa jaare ko ci li nga xamee ni mooy jumtukaay yi ñu war a bayee. Accelerate those developments in Africa. tey jii nag Sénégal la ñu gàll ci loosam ngir nag mu doxal li nga xamee ni moom mooy xarañte bi nga xamee ni moom mooy yóbbu nisër yi fi nga xamee ni foofu la ñu ko yaakaaree. jaww ji mi ngi changé nan la ñuy def ba nga xamee ni taw bi su ñàkkee it dinañ ji loo xam dina mën a sax xam nga loolu lu am solo la su ngeen xool ñaari at yi passé yëpp dañuy def ay programme yoo xam ni adaptation moo tax ñu ciy génn léegi nag yii tamit il faut que ñu wan nit ñi nan la ñu mën a defal xeetu ceeb yooyu mooy sélection de façon sélection la boo xam ne ñu nag coréens yi ñoo koy def maa ngi ci profité remercier coréens yi bu baax parce que technologie la de pointe technologie maanaam ci technologie yu mujj yi nga xam ne mën nga génn ay xeetu ceeb yoo xam ni ci diir bu gàtt boo xam ne dina am rendement bu am solo loolu nag dafa laaj ñu former ci nit ñi moo tax tey ñu woo sunu naataangoo yi nekk ci yeneen dëkk Afrique yi parce que ñoom ñoo bokk organisation bi ñu am ak Kafasi. kuréel gii di Kafasi nag daal di dénk li nga xamee ni moom mooy projet bi kuréel googu ñuy duppee Africa Rice fii nag ci Sénégal fii ci diwaanu Ndar. Le projet Kafasi c'est un projet qui regroupe 18 pays en collaboration avec la Corée du Sud et Africa Rice. Kafasi nag ëmb na fukki réew ak juróom-ñett fii ci diwaanu Afrique ànd si ak réew mi ñuy duppee Corée du Sud ci ndimbalu waa Africa Rice. tey jii nag dañuy daje ngir xool naka la ñuy waxtaanee xayma jumtukaay yi ñuy liggéeyee fu mu tolloogum yan rëq-rëq la am naka lañ ko mën a jubbantee ba kenn ku nekk am ci gis-gis bu leer ngir boo delloo sa réew mu mën a nekk lu mucc ayib. Qu'est-ce qui a donné satisfaction? Qu'est-ce qui a été retenu? Quelles sont les contraintes? projet bii di Kafasi réewum Corée du Sud moom moo génne kopparam daal di koy financé si ñetti at mu nekk nag mu dugal si 1 million ci kopparub dollar. Gambi Diagne ñu wax ci wàllu politique ay ndaw la ñu nekk ca commune bu Yoff def benn ko say fas yéene falaat njiitum réew mi di le président Macky Sall ci élection yi dëgmal ci premier tour lu ni mel bégloo maire gox bi di Abdoulaye Diouf Sarr wax ni noonee la mooy ni nañu def genn ko say ngeen ci élection yooyu lii di victoire yi gën a fës ci commune ba ñu ne ñu teewlu ko moom Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Sow. 100% ma jeunesse. 100% ma jeunesse dafa nekk une dynamique boo xamante ne dama gëm ne dafa war a apporter une contribution significative si suñu victoire au soir du 24 février 2019 damay wax alhamdulillah parce que déglu naa bu baax de manière attentive ñi ngeen invité ñëpp pour que ñu ñëw fekkee bésu tey loolu nag dafa répondre ci seen slogan benn say benn ndam maa ngi donc demander à ce que toutes les personnes invitées toutes les dynamiques de jeunes de Yoff mais képp koo xamante ne woo ngeen ko mu fekk leen ci liggéey bi pour que au soir du 24 février 2019 qu'on puisse effectivement avoir la meilleure victoire du pays. Abdou Nar wax na ko léegi
3500 voix mën nañ gëm au niveau de Yoff que on n'avance pas et en politique qui n'avance pas recule bon nag li ma bëgg mooy ñu am le maximum de différence possible. moom Idrissa Seck la fas yéene sàndil xob jàpp ne ci kujje gi moo ci gën a sérieux di ay kaddu Daddy Bibson ginnaaw ba mu doon fësal lii di album bu mujj def lu tolloog fukk ak ñett ci ay titre ne bu ca noppee leneen ci mel ni ay world music ci loolee la yëngatu ak mbind ñi nga xamante ni ay kilifa diine la ñu teewlu ko suñu ndaw di Daaro Thiam. dama leen waxoon ni ma amee 13 album damay arrêté bii mooy 13e album donc man li mu bëgg a def léegi mooy beneen musique bu tudd world music sur influence hip hop parce que c'est en fait spiritual music sur influence world et hip hop donc parce que dama benn instant mënatuma bind sama xalima mënatul bind lu dul Cheikh Ibrahim Niass wala bind ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala bind ci Yaw Tijaan wala bind ci góor yàlla yi fi nekk. man maa ngi ci opposition bi man li nekk ci pouvoir bi neexul mais opposition bi boo tegee seen candidat yi kan nga ci jàppale ku dul Idrissa Seck bu fekkee ku sérieux nga bëgg waxante dëgg amul keneen ku sérieux ci opposition bi qu'on le veuille ou non pour mu suqali Sénégal man kii dañ koy jàppale inconditionnellement Idrissa Seck benn yoon laa gisanteeg moom am près bu doon xaalis la damay dem ci fi mu gën a nooyee comprendre nga mais instant yi nii dama bëgg Sénégal jëm kanam te xam naa ne am na expérience bu koy yóbbu ci kanam Macky bërki dem moo ngi koy tooñ di ko wax ni ko il est autoritaire mais président bu amul autorité fu ñu jëm il faut ñu am président bu autoritaire bu jël ay décision ba pare di ko appliquer parce que yaa xam ne Sénégal bi ma gis nii même policiers yi même juges yi même ñëpp il faut mu am président boo xam ne da leen di teg si yoon looloy dëgg comprendre nga donc instant yi nii waajo daf foog ni daf ko xas fekk daf ko tagg moom nag président boobu xëy na moom moo amul autorité boobu si sénégalais moo tax lu leen neex la ñuy wax barki démb moom je me rappelle bi waa ji di saaga Moustapha Cissé Lo saaga Sonko ñu wax ko mu delluwaat si kooku pour yow tey waru woon tëdd prison ñu waxante dëgg. Daddy Bibson ak mu jàppale ci élection yu dëkkmal ak ginnaaw ba mu doon fësal album bu mujj def ci lu tolloog fukk ak ñett ci ay titre daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Dakar daara la ju ràññeeku ba léegi ci wàllu excellence ci àdduna bi te loolee war na tax ba ndongo yi gën koo gëm jaar yi koy jàpp waaye te sàkku ci ñi nga xam te ñooy kilifa yi ñu gën a dooleel li nga xam te mooy ay jumtukaayam di gis-gisu professeur bi di wuyoo ci Mbaye Thiam ñu teewlu ko Mouhamadou Diallo. liñ ci mën a lancé moo di université Cheikh Anta Diop fa mu nekkoon dañ koy taxawal 1957 fa la tollu tey amul benn université francophone africaine boo xam ne am nga lu ëpp li université Cheikh Anta Diop bi am Sénégal nag dafa fekk ne nit ñi dañuy wóolu lu ñu gisut di xeeb li ñu gis mais fii mënees na fee jànge ni ñu fiy jànge nag moo di xale yi bëgg a jàng ñooy d'abord wóolu seen bopp li ñuy wax wóoluwaale seen université wóolu seen réew seen parents yi wóolu seen bopp ñooy wóolu université bi wóolu seen réew bu boobaa nag gouvernement bi aussi war a taxaw ci jox nit ñi ay moyens yoo xam ne dina mën a tax xale bi bëgg a dem Canada bëgg a dem Europe bëgg a dem Amérique mu toog fii ñu jox jàngal ko njàng moo xam ne bu demoon feneen nit la mu fay jëlee du ëpp. ngoog di professeur Mbaye Thiam doon addu ginnaaw ba ñu doon màggal téeméeri at bi ñu ko sampe ak léegi di université Cheikh Anta Diop de Dakar ci ay yëngu-yëngu yu fasantikoo waaye it doon maanaam journée boo xamante ne doon nañ ci fësal jafe-jafe yi nga xamante ne moom la làmbo ak it nañu mën a def ba gën a indi ak jàppandal ci université Cheikh Anta Diop jëm ci wàllu amphithéâtre yi nga xamante ne dafay faral di fees naka loolu it laboratoire it ak yeneen ci ay jumtukaay waaye it yokk li nga xamante ni mooy koppar yi ngir nekkinu nga xamante ni ñoo fay ndongo yi gën a jàppandi loolee di ndaje boo xamante ni tamit ñii di ancien étudiants ya fa newoon doon indi koppar ak it seen contribution ci lépp loo xamante ne dafa aju ci nekk ni ndongo yi ci daara ju kawe ju di université Cheikh Anta Diop bu Dakar jot ngeen ko teewlu suñu xibaar yi weesu ak suñu ndaw di Mouhamadou Diallo def nañ ab taxaw seetlu ci at bi ñu génn di atum 2018 di ñi nga xam te ñoom dañu dénk wàllu organisation ca bopp ba kii di Abdou Aziz Kébé daal di gis ne nag ay jéego yu am solo jot nañ koo def ni ki ren waaye te fësal taxawaay yu ñu xaar ci ñoom ni ki maanaam at déwén atum 2019 ñu teewlu ko ginnaaw ab lël ba ñu doon amal ci Mbuur ci micro suñu ndaw di Mamadou Diop. fexe ba njëg gi bañ a yokk su fekkee mënta wàññeeku. fexe yi tamit ba séjour bi Saoudia mu yam foofu mu
yamoon daaw mais nag beneen bi nga xamante ni dañ koy diir jëm moo di xam ngeen ni organisation voyage privé yi ils sont au nombre de 285. L'année d'avant on avait regroupé à 50. Cette année nous allons regrouper à 30 grands groupements rationalisés, mutualisés parce que su ngeen àndee dafay wàññi charge yi. Ren amul kenn koo xamante ni joxe nga ñu bala fi du ci délégation du ci voyage privé lu ko waral loolu mooy su fekkente ni tamit dañuy xool transport aérien bi ay avion yu juróom-benni at la ñu fi indi avion yuy def ñeenti téeméeri nit avion yoo xam ne c'est des avions de dernière génération. waaw ci nekkin wi même ci Makka ak Madina dañoo wàññi toogaay bi foofu donc ñu fexe ba nit ki bu paree aj rek daal di ñibbisi ren yàlla defal nañu am na ñoo xam ne 13 jours la ñu def 14 jours la ñu def ci aj am ñoo xam ne 17 jours. bind ministère du aj daal di koy tawat li nga xamante ni dox na suñu diggante ak ñooñu ñu signé loon contrat ba bërki Dembo Ndiaye gisuñu réponse dañu bindaat beneen tawat jaarale ko par le ministère des affaires étrangères pour mu jaaree par la voie diplomatique yegg ba ministère du pèlerinage. waaye wax dëgg suñu borom du fotu voyagiste privé yi du suñu fot parce que li ñu waroon def ñoom def nañ ko wër nañu gis nañu ñu wóolu signante ñoom contrat waa ji nee na dinaa indiwul wax dëgg yàlla metti na ci pèlerin yi mais c'est pas de ay groupement de femmes lañu bàyyee ko ca Diourbel ak ca Malicounda boole seeni doole ngir gën a kàttanal ak dëgëral ci activités yi ñu yëngatu waaye it weccoo ci wàllu expérience nañu koy defee ci kanamu ki nga xamante ni mooy maire gox ba di Malicounda moom it dogg ne dana ni gunge ci wàllu wu ni mel di ab ndaje bu ñu doon fësale taxawaay yooyu ci kanamu suñu daw di Mamadou Diop ak Babacar Ndom. ay kuréelu jigéen yi nga xam ne ñoo jóge ci communes yi di Diourbel ak Malicounda ñoom kat ñoo joxante loxo ngir fexe ba seeni activité gën a développé wu jigéen ñooñu joxe woon rendez-vous fi nga xam ne moo nekk ci Warang te jege lool diwaanu Mbuur foofu nag la ñu nekkoon ngir fësal ànd bi nga xam ne moom la ñu ànd. ki nga xam ne moom moo jiite jigéenu Jurbel yi kat moom rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xam ne moom la ànd ak waa Malicounda moom kat jàpp ne lëkkaloo bi dina leen jural njëriñ bu am solo. donc ñun tey jumelage bi gis nañ ne apport bi ñun ñoo ciy ëppale ñun waa Jurbel ñoo ciy ëppale parce que li ñu Mbuur mën a apporter ñun duñ leen ko mën a apporter mais. lu ni mel moom la jigéen ji nga xam ne moom moo jiite waa Malicounda xamle moom kat mu ne ànd bi nga xam ne moom la ànd ak waa Jurbel dina tax ba jigéen ñëpp ñu mën leen a jox seen gëdd. ñun ñëpp xamante nañu léegi ñun ñëpp dañuy demlante loolu relation yooyu rek dafa am solo waxatuma nag jigéen yi organisation bi ak formation yi mu ñu defal. Maguette Sène bi nga xam ne moom moo nekk maire Malicounda gannaaw bi mu ñëwee ngir présider jumelage bi dox ci diggante jigéenu Malicounda ak jigéenu Diourbel kat moom xamle na ne dina def kémt lay kattanam ba jàppale leen ci liggéey yi nga xam ne moom la ñu fas yéene def. ku nekk xam na ne jigéen ñi nekk Malicounda ñu nekk ci Petite Côte bi liggéey jën moo ne gën a nekk seen activité ku nekk xam ne ne jën waa Diourbel soxla nañ ko ma ne nag réseau des femmes de Diourbel balaa ngeen dem di jënd ay jën ci baana dama leen a bëgg a boole ak jigéenu Malicounda yi nga xam ne ni may liggéey ak yéen lay liggéey ak ñoom pour que véritablement bu ngeen soxlaatee jën ngeen bañ ko jënd ci revendeurs yi mais ngeen ñëw ci ñoom directement ñu jaay leen ko ñoom tamit jigéenu Malicounda yi ku nekk xam ne ne ñoo ngi yëngatu ci transformation muy céréales yi muy graines yi muy lépp te ku nekk xam ne ne Diourbel dëkku bay la ñoom tamit bu ñu jëlee jën yóbbu Diourbel jaay man faa jënd ay graines indi Mbuur transformé donc relation boobu laa bëggoon a créer tey. ci biir ndaje mi ci la ñu xamle ne am na nag ay usines yoo xam ne fas yéene nañ ko taxawal ngir jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge ci yooyu la diwaan ndax loolu rek mooy mën a tax ba seeni activité mën a suqaliku ci ni ñu ko bëggee. Mamadou Diop ab cant la ñuy waajal fas yéene ko amal juróom-ñetti fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal ca Touba Gaye la ko jiitu comité d'organisation bi amal ab ndaje jëm ci fësal taxawaay yu ñuy xaar jëm ci bëccëg boobee ci ay don de sang ak yeneen ci ay activités yoo xam ne lañ ci jublu mooy fexe gën a jàppale askanu ci seenu nekkin indi ci ak jàppandal thème bi jëm ci boobee cant jëm ci jëf ngir jàmm ka ñu ko tuddee ji parrain bi di Serigne Abdou Lahat Mbacké Daouda Thiandoum lañ ci àndal ci ay leeral.
ci cant gi nga xamal ni dañ koy amal at mu nekk jagleel ko ki fi nekkoon juróom-benneelu xalif général kulu murid Serigne Mouhamadou Lamine Bara Falilou. Touba Gueye di dëkk boo xamante ni mi ngi bokk ci commune Thiénaba département Thiès dina dalal nag bés boo xamante ni dañ koy jagleel saytu yaramu doomu aadama yi ci anam boo dul fay dara te naan ko consultation gratuite. ren de sëriñ bi daf see am innovation bu mu si def mooy daf see sof ay consultation gratuite mooy loo xam ne dafa jëm si wàllu paju te doo fay dara sëriñ bi laajul benn dërëm dina fi indi médecin yi ñu xool doomu aadama yi may leen ay garab xelal leen tamit. wér-gi-yaram amul njëkk te lu waay di ñaan boole ko ca tax na nag lépp loo xamante ni doomu aadama ma ngi koy def ngir mu jëm ca kanam lu am solo la loolu nag la Serigne Fallilou Mbacké Khady Gueye xam daal di woo askan bi ñu may seen deret ndax lu këpp solo amul te it moom moomee di ca soññee nee na muy jëkk a may deretam. don de sang muy CNTS. docteur Saliou Diop jiitu ko fas yéene ne ñëw ñu def maye deret sëriñ bi dina jiitu maye deretam ngir initier si taalibe yi ndaxte tamit maye deret dañoo jëlee si radiyallahu taala anhu Cheikh Salih Mbacké mu ne dafa bokk si jàmmu yàlla yi gën a kawe nee na benn bakkan boo dundal mel na ne dundal nga àdduna sépp xëy ji nag thème bi nga xam ni moom la ñuy waxtaanee ci cant googu du dara lu dul jàmm ana lan moo ko sabab ki nu dénk mbirum organisation ba nag di njiit la daal dina ci indi ay leeral. ren nag dañ cee def aussi beneen waxtaan muy wax ci jàmm ndax ñëpp xam nañ ne Sénégal ren atum élection la te Sénégal la ëpp lépp moo tax sëñ bi waaye yemul rek ci tudd jàmm. daf ne nañu wax ci nu nit ñi def ba jàmm am waaw ndax jàmm rek bu nit ñi fexewul ba jàmm am jàmm du am donc ci loolu la ñu accès ren thème bi. kuréel gi nu dénk doxalinu cant gi ñoom de ñi ngi def seen kéem kattan ni bis boobee moom mu am nag ndam lu kawe seen jort ba tax na juróom-ñetteelu édition boobu moom duñ ci tay duñ ci sonn ngir ndam loolee nga xam ne moom lañ ci séentu ñu mën caa àgg. Daouda Thiandoum seenub liggéey mooy jël ay xottaat di ko defaraat ba loolee jur li nga xam te ne mooy objet d'art yu ci ëpp ci ay ndaw nekk ca Somone ci loolee la ñuy yëngatu di ci def nag ay xeet yu uute mu mel ni seen ko jafe-jafe mooy ni jafe ne ginnaaw ba ñu defaree yooyu objet d'art gis ku ko jënd teewul ci geneen wàll gi ñuy fësal ni yooyu xottaat ñuy jël daanaka ak jàppandal dëgg la ñu cay indi ci wàllu aalam gi ci lépp lu koy aar leeral yeeg suñu ndaw di Ndeye Aram Touré. dañoo defaraat lépp luy jumtukaay ngir dem beeg dikk bi ay car rapide ay camion ay saxaar ak yeneen li gën a am solo ci liggéey gi moo di lépp lu ñuy defaraat dañ koy for mbala mu jóge ci mbalit. si genre matière récupération yi da leen di neex quoi comme par exemple yi ay canette ay kii yotosu la ñu récupérer ko ci la ñuy defar moto yi comprendre en même temps canettes yi aussi moom la ñuy récupérer tas ko. defar ci car rapide yi. defar objet d'art yi dafa laaj nga bañ a yàkkamti waaye it nga xam bu baax li ngay def bu ñuy for objet yi ba bañ koy liggéeyaat dafa am jaar-jaar bu mu laaj ngir nga mën a liggéey lu ni mel. tàggoo ko copier suñuy modèle bon peinture defar exposé quoi. dañ koy liggéey boo xam ne si même xale bu koy fowee du ko dagg du ko def dara quoi. seen liggéey am solo loolu ndax dañu bokk ci luy sàmm alam gi bés bu ne ñu ngi amal ay jéego ngir wàññi pollution bi. buñ ko sànni woon. bon peut-être ñi nekk di bay wala suuf si na ci am problème ba suuf bi ni mu waroon a dundee du ni dundee. ci Somone ndaw yu bëri dañoo dugg ci njaayum objet d'art bërëb bi touriste yi bëri fi tànk ñu bëri ci jaaykat yi le dañuy fexe seen marchandise touriste yi bëgg ko. saag yi dañ koy defaree ak wax ko defaree ak pareo yi tamit yi ñuy jënd pareo. ko defaree ak carnaval tissu carnaval ça dépend rek parce que ñun suñu prix amul fixe mën nga ko jaay 10 000 mën nga ko jaay 5 000. waaye jamono ji mën nañ ne tourisme jëriñu leen nam ko doon defee. liggéey bi moom saa fa mu dox ça dépend rek ci saison bi. clients yi li ñu waroon di ñëwee dañoo ñëweetul noonu quoi loolu mooy problème parce que en général booy xool saison 3 mois la après 6 mois yi des yëpp wala 8 mois yi da nga koy galère.
nii tourisme amul moom client temps yi amul parce que ñoo ngi ci basse saison. artisan yi ak jaaykatu objet d'art yi di tàllal loxo kilifa yi ngir ñu fexe taxawal plan bu am solo ngir yokk limu touriste yi dugg ci biir Sénégal ndax jamono ji jàpp nañ ne ñàkkum kaaraange gi dollu ci dugg Sénégal nu mu seeree nekk na loo xam ni day indi jafe-jafe ci seen liggéey. Ndeye Aram Touré ñu wax ci budget bi ñu jagleel wàllu sport di tàggat yaram ci réew mi wate nañ ko ni ki démb ca penc ma ak yokkute fës ca téeméer boo jël juróom-ñeent yeeg lu teg loole nag uute na ak leneen ci ay koppar toll ci juróom-benn fukk ak juróomi milliards yu nguur gi génn ngir wéyal la nga xamante ne taxaw na ci jamono ji ngir ay infrastructure jëm ci wàllu sport Samb Biagi lañ ci àndal ci ay leer. ci lu ëpp ci fukki milliards ak ñeent ren jile budget département de léegi dem na ci lu ëpp 15 milliards ci atum 2019 am nag yokkute goo xamante ne ràññee nañ ko ci loolu nag ñi ràññee ne liñ ci jublu nag mooy wéyal liggéey bi ci lii nga xamante ne sumb nañ ko ba noppi. fit mooy yu am solo looloo tax tey résultat yi ñëpp rafetlu ko li ñu jot a passé ak li ñuy ñëw nii nga xam ne mooy suñu kanam muy JOJ yi muy coupe d'Afrique yi muy coupe du monde yi. loolu yëpp honorable député yi kontaan nañ ci kañ nañu ci waaye loolu daf ñuy yokk rek jom daf ñuy yokk fula pour ñu gën a def lu ëpp li nga xamante moom lañ jot a def. député yi assemblée nationale rafetul lool liggéey gi nga xamante ne jamono jile ministre des sports Matar Ba mu ngi koy amal ci département des sports moo tax ñoom ñëpp ñi woote budget googee nga xamante ne dañ ko nattal ci at gile di ñëw. te ku xool budget bi tey ñi ko voté yëpp ñi nga xamante ne duñu sax voté yeneen budget dañu amoon position bu xaw a radical tey wote nañu ko muy maire l'honorable député Woré Sarr muy Yaman Albis muy Fatou Mbaye ñooñu ñëpp honorable député yu bokk ci ku jéggi la te tey dañu décidé ne duñ daan voté waaye dinañ voté budget ministère des sports. lu jëm ci wàllu woowee sax lu toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom teg nañ ko ci table ministère des sports ngir ñetti at yi di ñëw ngir rek mu mën a taxawal fépp ci Sénégal ay jumtuwaay. juróom-benn fukki milliards ak juróom yu ñu war a def ci infrastructure sportive ci ñetti at yi nga xamante ne moom la ñuy dugg kooku nag defe naa ne war naa dalal xelu sportif Sénégal yi. loolu nag ñaax la ni ma ko waxee léegi dinañu continuer liggéey bi jàppale nag yeneen infrastructure yi parce que boo xoolee ñu ngi ci stade yi ñu ngi ci saalu basket yi waaye boole nañ ci programme bi loo xam ne day jàppale it ñi nga xamante ne arts martiaux yi la ñuy def wala discipline individuelle athlétisme ak yooyu yëpp bu ñu ko ci intégré defe naa ne sportif yëpp ak fu ñu mën a nekk ak programme yi ñu am ci gox yeeg gox-goxaan yi defe naa ne ñëpp dinañu am fu ñu defee seen tàggat yaram. ci kanamu député yi mbirum Aliou Cissé daal dina fa tabbi ba tax na jëwriñ jër wàllu tàggaram nee na li nga xamante ne moom mooy kon salaire Aliou Cissé dinañ ko xoolaat Matar Ba laata muy pare ci kanamu député yi mu daal di rafetlu ndam ga nga xamante ne suñu gaynde jigéen ñi am nañ ko ca kan bu handball bi ñu amal ca Congo te ñu gagné tey jile ki nga xam ne nag moom mooy Cameroun. ñu koy jaajëfal moom Samb Biagi mu doon ñu jokkeel budget bu aju ci ministère bi ñu dénk wàllu sport doon ko voté ni ki démb ca pencum ndaw réew mi ak yokkute fës ci téeméer bu jël juróom-ñeent yeeg lu tekk ñu song pàcc bu mujj ci xibaar yi yëgle kaay yi la Modou Mbacke ñoo lañ ci àndal. Sénégal day coow laa ngi jolli jeexagul am Macky indi Macky jaa ngi lëmbe réew mi enquête ni mooy dëgg ku ko mën ak ku koy jëm bokkuñu Macky ngay wone boppam ci kanamu opposition bi xool la xew barki démb Dakar Arena ca congrès Macky Sall ba du ay caaxaan de yëglekaay bi yemu ca lam ca yokk bokk na ca ni Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire Abdel Aziz bu Mauritanie George Weah ak Adama Barrow ñoom ñëpp nee ñu Macky Sall gongo Mimi Touré moom ni am nañu lu ëpp 2 millions de parrains ci ay sénégalais yëglekaay bi ni doole doxul jàmm ni mooy dëgg les économies attention de nañu teey de congrès Macky Sall bi bari woon na ay kuwaag de yëglekaay bi ni Macky dafa ami soxlaam askan wi am seeni soxla kon waruñoo bloqué péage bi yëglekaay bi ni c'est pas normal ana ñaata doomu aadama ñoo tardé seeni vol ñi yor ay malade bëgg faju ji mënuñoo dem li nekkul lu jaadu de ca Macky ameel na àq sénégalais yi ñu yaakaar ni ca lay yem député Benno Bokk Yaakaar yi dañoo upp assemblée ba ràpp lépp ndax congrès Macky Sall bi yëglekaay bi ni c'est pas normal ndax bu fekkente
fekkente ni dée nga Macky Sall ci boppam mi ngi wër di wax naan Sénégal émergence liggéey moo koy joxe waaye bu fekkente ni dée nga mbumbaay ak folklore nga jiital bàyyi liggéey doo mën a émerger. L'observateur ni ñaaw na Papa Abdoulaye Seck mer na ministre bu agriculture bi moom la député yi convoqué woon ngir voter budget Abdoulaye Seck xëy ñëw assemblée nationale toog di xaar gisul kenn lu may député yi opposition bi lii gàcce mënu koo weesu ca nag nañu dem bugaana ngay dem de jëm ci kaw Macky Sall ak nguuram demal ci Vox Populi Macky daa xëy Dakar Arena bugaan géey gontu stade Amadou Barry ànd ak waa gëm sa bopp yëgle kaay bi ni ak loo ci mën di dégg gëm sa bopp ngay doxal de turbine ni ko mooy dëgg ndax bugaan géey ci boppam parrainage baa ngay dox de am na lu jege 800 000 signature bugaan géey ni bàyyeegul 1 million lay wut ci ay signature lii mooy coow la kay ma nga ca waa PUR delul ci Vox Populi yëgle kaay bi ni ca dugg na ca waa PUR de ñàkk déggoo am na diggante ñaari kilifa yi Serigne Moustapha Sy ak député Issa Sall yëgle kaay bi ni congrès ba nu jàppoon barki démb samedi Serigne Moustapha Sy moo ko dàqalu yëgle kaay bi ni lu soo ko coow li mooy kuy doon candidat au PUR Issa Sall nee na mooy candidat Serigne Moustapha Sy mooy doon candidat lii moo soo ko coow li leneen coow man ca UCS bu Abdoulaye Baldé dem na de ca Macky Sall waaye ba ngay weddi nan moom du transhumant maire Ziguinchor bi ni moom doomu Sénégal la lépp lu mu am mbaa lu mu xam Sénégal moo ko jox loolu moo tax dégg nga bu fekkente ni Sénégal da koo soxla moom soxlaam jeex na lii moo tax mu dem ànd ak Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar tabaarakallaahu xamal naa la yaar de nañu dem lu élection yi gën di jege sim transhumance gi gën di bari waaw foofu laa yem nag à demain incha demain incha allah Modou Mbacké Niang ñu àndoon ak moom ci li yëglekaay xëy ni ki tey doon ponk mu mujj ci xibaar yi ci digg bëccëg bi jaajëfal leen ci teewlu bi jaajëfal ci technicien yi ci àndoon xibaar yi des si ngoon juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonuk jàmm bu ànd ak tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andi leen film bu bees bu tudd bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji histoire yi ñu leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax.
impitoyable de la haute couture. Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Mais ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Il ne me fait pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Vous la réclamiez, et oui, elle est enfin de retour. L'émission éducative Sun Campus revient de plus belle avec une nouvelle saison de feu, agrémentée de nouvelles rubriques. Vous êtes institut, école de formation ou université, vous voulez faire la promotion de votre événement, n'hésitez pas à nous joindre. Alors, avec DTV, dans Sun Campus, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle ont désormais leur émission. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. personnalité Ngoyane bëri maanaa ak personnalité Fes Ngoyane 2018 ñëw indi lu bees tàkk ci at bile ànd ceeg mouvement takku sukkali Saloum njiit li di président Kéba Ba ne dinañu def lu ñu mën ngir sukkaliwaat Saloum kaay ma woola ci guddi gu mag ga ñu dippee festival Ngoyane guddi ga nag 7 décembre la de ca maison de la culture Douta Seck ñu nar ko bàyyele nag son excellence le président de la république Macky Sall Saloum bu mag bi première dame Marème Faye Sall jigéen ju man góor Moustapha Niass di président de l'Assemblée nationale monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne di premier ministre monsieur Omar Youm ministre et directeur de cabinet du président Macky Sall monsieur Abdoulatif Coulibaly ministre de la culture monsieur Omar Gueye ministre de la pêche et de l'économie maritime monsieur Assane Diop ministre conseiller et président d'honneur du mouvement Takku Sukkali Saloum monsieur Jim Momad Ba directeur général APROSI monsieur Diène Ndiaye directeur général de la transformation et des produits de la pêche monsieur Makumba Diouf directeur général horticulture et maire de la commune de Latmengue monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur général des impôts et domaines Serigne Mayassine Camara maire bu commune bu Koungheul monsieur Mam Sam maire bu commune bu Ndofane ñëpp ay teewe guddib Ngoyane gile ndax fes Ngoyane 2018 bi ca maison de la culture Douta Seck rendez-vous bi président Kéba Ba di ko woote ànd ceeg mouvement Takku Sukkali Saloum juróom-ñaari fan ci weeru décembre. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut.
Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte, et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax Allahu akbar alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي